asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu mais également jërëjëf téléspectateur bu télévision El Mauritania yéen ñi taamu seen télévision ba gaaw bu jot su fukki waxtu ak benn jotee ngeen ñuy topp ci seen émission xeltu tey jii nekk ci 277e numéro ñu dalal nag gan goo xam ni juróom-ñaari at ak lu topp xeltu topp na ko tey nag la ko yàlla dogal ñu sante ko borom bi loolu rek mooy wan ni xeltu c'est la grande fenêtre bi nga xam ni mooy dalal kàngam yi comme ni que soxna Léna Dieye di waxee saa su nekk tey ji nag ñu am gan gu spécial ci taxawaayam spécial ci dundam spécial ci ak ay nitam spécial ci ay mbokkam ci ñëpp koo xam ne jullit nga wala sax koo xam ne sax doo jullit ndaxte ci taxawaayam loolu la ko ak i mbokkam témoigné mais également noonu la ko aussi tamit que askanu réewu Mauritanie témoigné moo tax tey jii émission bu am solo la waaye nag daanu dugg ak moom fépp foo xam ne rek moom ngeen doon xaar ñu waxtaan ci ak moom ndaxte comme ni ma ko waxee ci publication bi amul benn question yoo xam ne daan ko naataamle lépp loo xam ne war doon ko laaj daan ko laaj ci tey jii ci plateau bi noonu ni àndee ak l'équipe technique comme ni ñu koy defee saa su nekk l'incontournable l'incontournable Abdallahi Adahi moo ànd ak ñun ki nga xam ne mooy Sineya nekk ak ñun fële ci wàllu régie Sidi Mohamed ak Naha Ahmed nekk ak ñun ci wàllu son coordination ki nga xam ne mooy Tahman réalisation Minatou Négip nekk ak ñun ci wàllu cadrage bi ci caméraman yi ñu ànd ak l'infatigable l'incontournable la voix d'or comme j'ai l'habitude de l'appeler soxna Léna Dieye mu jox na sunu portrait invité kan la ñu invité ci 277e numéro ñu dem dellu soit ci plateau bi. dalati leen jàmm ci seen émission bu mag bi di xeltu tey nag ñoo ngi dalal kenn ci doomi réew mi nekk ci biir réew mi di fi def jaloori yu barkeel lool moo ngi wuyoo Yislam Wululaha di yowoo fële ci diwaanu Rosso Mauritanie di jàmbaar bu ñu ràññee lool ci waar wi moom mi di Yislam Wululaha ma nga juddoo ca Sénégal ci bésub ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett ca Daaru Musti ca département bi nga xamante ni moom mooy département bu Kébémer yaroo foofee jàng fa alxuraan ba dal li nga xamante ni moom mooy njàngum dawal gi ci peggu way juróom bu góor moom nag Yislam Wululaha mi ngi tàmbalee njàngam ci l'école bu mag bi ñu woowee Sohana daal di fa jógee duggaat ci beneen l'école bu mag bu nekk foofee ñu koy waxe école 2 ba nekk foofee ci diiwaanu Njàmbur jiite woon ko jamono yooyee ki ñuy woowee Gisee Abdoulaye ginnaaw loolu bàyyi ji daal di ko jël dugal ko ci école privée bu mag boobee di école privée bu Njàmbur mu doon fa def diggu doomam gone Njàmbur gi ci bu ñu ko sañe woowee di Yislam Wululaha moom nag doon ku teel am pas-pas doon ku teel am fulla lool waaye it doon ku teel bàyyi xel ci li nga xamante ni moom mooy avenir am loolu la way juróom bu góor sukkandiku ba teel ko bàyyi xel doon sax ku ko bëggoon lool ba ñenn ci njaboot gi doon ko jàppee ni daf ko doon gënale ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeneen ay doomam mu doon ka nga xamante ni doom bu am fulla la lool ki nga xamante ni moom mooy Yislam Wululaha ginnaaw jaar-jaaram bi nga xamante ni def na ko foofee ci biir Sénégal ci diwaanu Njàmbur doon ko ñu ràññee woon lool li nga xamante ni moom mooy taxawaayam doonoon nag doom bu soboon lool waaye comme ni ñu ko waxee tamit doonoon doom bu amoon pas-pas lool ginnaaw la mu def foofee ci biir Sénégal ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent jamono yi nga xamante ni réew Mauritanie ak bu Sénégal dañu nekkoon ci ay jafe-jafe ci la ñibbisi fii nga xamante ni moom mooy réew Mauritanie bi mu njëkkee ñëw mi ngi tàbbisi fii ci capitale bi di Nouakchott ginnaaw loolu la dellu fële nga xamante ni moom mooy diiwaanu Rosso ba nga xamante ni tey fa lañ ko xàmmee mu di ka nga xamante ni ku fa am tur lool la ci fulla ak ci fayda doon ko waa Rosso yëpp xam ndax taxawaayam bi nga xamante ne am na ko ci biir Rosso ci wàllu politique moom Yislam Wululaha doon ko amit taxawaay lool ci parti bi nga xamante ni moom mooy IPR di parti bi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk nguur gi waaye nag comme ni ko nasaraan di woowee doon ka nga xamante ni ci côté ombre bi la féetee maanaam lennam fësul ci lenn bokkul ci ñiy xëccoo bërëbu politique bokkul ci ñiy xëccoo postu politique waaye nag doon na ko am pas-pas lool ci li nga xamante ni moom mooy wàllu politique
rawatina nag jàppale ñi nga xamante ni toujours ñoom ñoo féete ci wàllu nguur gi moom nag Yuslim Wulu Laha doomu njàmbur gi waaye doomu Rosso gi tey jii doon ka nga xamante ni ku ñu ràññee la lool ci wàllu li nga xamante ni moom mooy social bëgg dimbali lool néegu doole bëgg a jàppale lool ki nga xamante ni loxoom jotul ginnaaw moom ci boppam jàpp na ne fi nga xamante ni fa la ko sax askan wa yeewoo ca Rosso te jéggi na dayo lool lépp nag lu dul dañu ko bëgg delloo njukkal ndax fu mu toll day dégg ngërëmam di tukkee ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan waa Rosso li ko waral nag moom mooy mbaax bi nga xamante ni baax na ko ci biir diiwaan boobee nga xamante ni moom mooy diiwaan Rosso doon na doomu Rosso ba nga xamante ni tey ji lépp luy dox Rosso daf ci teg loxoom doon na doomu Rosso ba nga xamante ni lépp la nga xamante ni doomi Rosso yépp dañ ciy def seen loxo moom mooy cay jiitu Yuslim di ñi ko ñëpp di waxee doon ko yemale askan yëpp muy wolof di pulaar di naar di saraxule képp ka nga xamante ni doomu réew Mauritanie nga tey ji ameel nga ko njukkal ndax dañu jàpp ne ñoom ñëpp la bokk bëgg te ñoom ñëpp it dañ koy bokkandoo gërëm tey ji mu di entrepreneur bu mag tey ji ci diwaan bu Rosso waaye it loxoom mësul dañ benn yoon ci li nga xamante ni moom mooy yokkute Rosso rawatinaak lépp la nga xamante ni wàllu social la lu mu yëg moo ciy jiitu lu mu yëgul mere ñi nga xamante ni ñoo ko waroon yëgal ndax moom dafa jàpp ne tey fi tey yàlla daf ko wàccee mu doon ab missionnaire ba nga xamante ni lépp luy taxawaayam rek mooy mu dem ba jeex ci li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggu askanu wa yeewoo ca Rosso kooku nga xamante ni moom mooy Yuslim Wulu Laha moom nag moom moo fas yéene waxtaan ak Babacar Naam borom plateau bu mag bi di plateau xeltu ci li nga xamante ni moom mooy seen émission bii di leen amal dibéer gu jot bu waxtu yi jotee ñu pelloo ak kenn ci doomi réew mi tey nag Yuslim Wulu Laha mooy ki aye Yuslim Wulu Laha yow yaa aaye tey jii dégg nga li nga xam ni moom la suñu naatangoo wax di soxna Léna Dieye ñu nuyu la asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah Babacar di sant yàlla di nuyu mbooloo bi di sant yàlla di sant sunu yonent gën gi mindeef Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla ñu duggee sunu jotaay bi ci bismillahi rahmaani rahim te nu yeggale ko ci alhamdulillah Babacar li Léna wax dafa doon sama mbokk rek da ko rafetal torop waaye man maa leen yoreel ñoom njukkal Rosso man maa leen yoreel njukkal comme je dis tout le temps parce que ku la jël ba nga tilimee sab setaay safu ko donc vraiment dafa portrait bi da ko rafetal torop waaye ñoom ñoo baax rek particulièrement aussi sama sœur la maa ngi koy nuyu au passage. très bien xam naa ni modestie rek laay wax à chaque fois bon mais du ñuy dugg nag soobu ci waxtaan wi ci d'ailleurs foofu nga xam ni foofu nga daanelee te moom mu daaneel fa sax foofu lu ñuy laajee sama laaj bu njëkk ñu soobu ci waxtaan wi mooy lan moo indi relation diggante Yuslim ak waa Rosso lan moo ko nas ak fan la dooree. voilà li ko indi Babacar mooy li may wax tout le temps. mbaaxu waa Rosso man Rosso maa ngi fa ñëw en 91 xaw ma fa kenn laa fa xamul ma ñëw fa par hasard di wut possibilité bu may delloo Sénégal parce que dama bëggoon a dellu Louga je pouvais pas rester ici bi ma fa ñëwee mu tombeek nawetaan 91 ma xamante fa ak ñoom Abdoul Sy ñu yaatal ma Babacar li ma doon tax may dellu Sénégal yëpp yàlla mi dara tawul ma di fekkaat ko sama kanam à Rosso mooy yaatuwaay teraanga yërmande ak yëg-yëg parce que tey Babacar peut-être tey am naa añ bu may joxe waaye bi may ñëw Rosso 91 su ma joxul añ du ma añ te gisuma tey kër biir Rosso boo xam ni midi jotul ma dugg fa añ kon ñoom ñoo ma fital ñoo ma yaatal ba mu mën a toog ci ñoom donc réellement mbaaxu waa Rosso ak teranga waa Rosso moo waral tey Yuslim ñu koy tudd ci doomu Rosso parce que suñ ma xataloon du ma toog. voilà nga fekk baax diwaanu Wadane tey jii nga nekk Rosso et ñu wax ni Yuslim Wulu Laha est le Rossossois le plus Rossossois alors tey jii lan lay def ci yow suñ lay dàkkantelee loolu. sant yàlla Babacar sant yàlla damay dellu ci sa début question. dëgg la samay waajur Wadane doon cosaanoo mais man dama jàpp ni biir Mauritanie Rosso laa cosaanoo parce que Darou Moussi laa juddoo màggee Louga bi ma ñemee waa Wadane fatunu ma waa Rosso ñoo ma fat donc dama jàpp ni
lépp lu ñuy def tey mu doon loo xam ne war nañ ko def ci biir réew mi man sama cër Rosso la féetewoo parce que ñoo ma yaatal aussi di wax ni wax dëgg yàlla Babacar wax dëgg yàlla man dama yoreel njukkal waa Rosso je ne cesserai de le dire ce n'est pas des flatteries dama yoreel waa Rosso njukkal parce que ku la bëgg rek la sonal Babacar ku la bëgg rek la sonal te xam nga ñëw ci dëkk xëyoo gontu woo événement yi am mu metti lool ci waa dëkk ba ñu fat la ci seen biir bokk leen xeet nu boole la ci seen i doom ba tey ñu lay tudd c'est une fierté pour moi je me sens très fier que ni teranga la daal boo xam ne mënuma ko faram-fàcce parce que mais justement est-ce que yaatuwaay boobu ak ubbeeku boobu moo la pousse aujourd'hui tey jii nga denc seen doom maanaam am soxna denc seen doom est-ce que mën ngeen ci dellu sil tuuti. waaw Babacar xam nga lii mottali la rek parce que ku la yaatal nga ñëw fa ba yàlla may la fa tool ba jural la njaboot tey suma dund su yemoon fii sax kenn mënatuma génnee biir Rosso parce que samay doom dama def ci seen bopp ni que ni Rosso la nu bokk Rosso mooy seen cosaan te teraanga mënta weesu dof bu ñëw loolu laa ko mën a waxee parce que bi ma fay ñëw lu ne wax nañ ko ñi ma xamul mais dof bu ñëw nga sang ko ba mu set jox ko tool ba yàlla jox ko ci ñu koy ruujal loolu vraiment teraanga la bu dul jeex et comme j'ai dit Babacar soo ni nga ko tudd man Rosso mayunu ma soxna yaay lan ma may dama koy wax tout le temps parce que ki la bëgg bi nga amulee mbubb bu rafet mbubb wala teraanga tey bi yàlla indi dugal ko ci yow te sama soxna noonu la ko yàlla bindee muy astu bi muy dugg ci man dara du dara tey lu mu fi fekk rek da ko fekk si da ko mérité da ko fekk si ba pare moo ko moom mérite du ma sax mérité parce que lu mu moom la xam nga mérité mooy lu la jox kii lu mu moom la donc vraiment en grosso modo je pense que loolu la. Alors on dit souvent que Youssou Ndoum jaar-jaaram ci Rosso ça a été trop difficile dund bi métti woon na comme ni nga ko junjee léegi alors que fanaan nga ci marché yi fanaan nga ci mbedd mi dégg naa sax dawal nga saret jaar nga ci ay jaarin yu bëri bëri tey jii nga ñëw nekk koo xam ni tey jii comme ni ko soxna leen a waxee te ñu jël ko ci ñi la jóge que ni dara lu xaw Rosso Youssou Ndoum moo cay jiitu suñ ko waxul sax dafay mer te loolu da nga koy def ak modestie defoo ko ngir nit ki sax wax ko alors ça te fait quoi tey jii soo gisee émission xeltu ñu annoncé que nga gis publication bi gis doomu Rosso yi ba biig ci guddi tard dans la soirée am ñoo xam ne ñoo ngi may woo pour wax ni ma duñu bëgg yëkkati kàddu jëmale ko ci Youssou Ndoum tey jii lan la lay def dëgg-dëgg en tant que doomu Mauritanie. sant yàlla Babacar sant yàlla doole di sant yàlla parce que Babacar bànneexu ker soo jógewul ci naaj doo ko xam jaar-jaar am naa ko te ma koy sante yàlla te mu doon jaar-jaar boo xam ni sama tëradi moo ma ko teg parce que alhamdulillah yàlla may na ma waajur yu am may na ma waajur yu tekki mais bëgg a xam àddina peut-être ak yàlla mbindum yàlla moo ko waral dëgg la Babacar fanaan naa marché jaay naa yàpp sama premier patron bi ma am Rosso yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana maire Saw Gueye la moo ma njëkk a jox watiir ma koy dawal et j'en suis très fier dama koy wax samay doom tout le temps parce que du lu may rusloo ku ma xam fi ma bokk xam ni su ma amee jaar-jaar boobu peut-être man la neex mais dama koy sante yàlla parce que bànneexu ker soo ci dëkkee mënoo ko xam mais soo dëkkee ci naaj su la yàlla joxee ker da nga bàyyi xel ci ñi amagul ker. mu nekk lu am solo ñu dugg nag ci li nga xam ni mooy activité yi nga xam ni dañ koy faral di def ñu commencé ko par sport parce que képp ku xam Youssou Ndoum xam ko ci wàllu football bi xam ko ci wàllu basket bi mais ñu gën a fës ci wàllu basket bi muy l'équipe de Chamama nga nekk koo xam ni
su Rosso di basket da ngay am benn ajustement ça veut dire que da ngay agité wu de trop ci loolu lan moo waral tax tey jii su fekkee ne sa équipe des fois day basket des fois doo eggale match bi su commencé tuuti rek suñ ko commencé dominer même su fekkee ni maanaam 10 points la à 2 da ngay jënd terrain bi taal sa oto dem si yoon lan moo waral loolu. Babacar, moi je suis un gagneur man bëgguma laaj ci dara te yàlla dafa def Rosso nekk sama xol Babacar xam naa ni dana la xaw a jaaxal que ni xaju Rosso sax su doon bëree ki yenentu beneen dëkk xaju Rosso bi laay supporté loolu yàlla moo ko def ci sama kii je suis très émotif mënuma seetaan Rosso mënuma ko su yenn saa yi damay forcé wala mu wóor ma ni équipe bii ni joueur Rosso day ñëw jaar ci kaw mu ñëw toog seetaan ko mais su xawee difficile rek damay dem loolu aussi maa ngi koy gërëmee samay doomu ndey Bakar Ba Cheikh Mbacké Tafa Keita parce que bi ma ñëwee Rosso ñoo ma intégré ci milieu basket bi di delloo aussi njukkal samay waajur parce que jàppale nan ma ci ba ma gën ko bëgg muy sama papa Ndiaga Dieng di sama papa Fall Youssouf l'actuel président yàqunu dara ci bëgg-bëgg boobu mais Rosso dafa sori ci man Babacar ba mënuma leen seetaan daal ci gàttal. mais ñu ñëw nekk ci benn mbir parce que souvent da nga koy refuser quoi da ngay bañ loolu même doomu Rosso nga mais des fois da ngay xaw a am benn réticence toujours ci même su fekkee ni ci wàllum politique la parce que wàllum politique gis nañu ni léem au départ suñ ko daan waxu li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu candidature à la mairie candidature à la députation da koy daw alors à un moment donné dem nga fi opposition mun nga samp fa candidature alors pourquoi refus boobu à chaque fois alors que tey jii Mauritanie du question que ni man waa daan laa dëkk wala man Tigijja laa dëkk wala man Rosso laa dëkk parce que Mauritanie la ñu wax doomu Mauritanie fu mu nekk rek Mauritanien la. waaw loolu Babacar naa ci sawar tontu lool gis nga ambition politique très honnêtement du loo xam ne mos na ñëw sama xel te dama mos a jàpp ni gor duñ la jox teraanga yëpp nga jóge ci xew bi yóbbu lépp kooku ci gor di la bokk man dama daan wax tout le temps que ni Rosso yàlla may na leen ay doom yoo xam ni amul tey position politique bu war a mën a nekk ci dëkk bi te du ko def teewul nag ma nekk seen doom parce que olof day wax ni doom bu bàyyi yar su bàyyi jàmbur génnee àddina mu yaakaar doon gor dina donc je ne mosuma xalaat politique c'est vrai élection yi passé am na tiraillement bu ndaw bu am Rosso et s'il y a une chose que je regrette bokk na ci parce que ci biir waxtaan dem naa IDP déposer sama liste et yàlla xam na ni nit ñi wuy si nañ ma parce que li ma woo ci doomu aadama doomu Rosso yu nekk biir Rosso yu nekk hors Rosso à l'extérieur particulièrement ni ma ñoo ngi seen gannaaw yàlla rek a xam ni toll bi ma demee ba ci biir loolu naqari lool sama waajur bu jigéen mu woo ma ni dootul wax ak man tant que retiré wu ma sama candidature ma xalaat ni bànneexu àddina warul tax say waajur di lay mere wala di am leen naqari ma woo ko ni ko dinaa ko def mun ma déedéet da ngay def conférence de presse nga déclaré ko te nga dem ci Bamboul Dramane nga rallier ko ma def ko te ma jàpp ni tey ba tey nag que ni ndigal boobu ma jox ci Bamboul Dramane ba fii may wax kew ni tey moom laay sàmm sama digganteeg moom lu mu dugg ci àddina te ma yëg ko wax boobu ñu ma waxoon te santoon ma ko dana tax ba tey lépp loo xam ne dugg na ci danaa ci dugg ak moom ba ma jeex takk lépp loo xam ne wuti na ko danaa ci def sama jot danaa ci def sama bopp danaa ci def sama alal te mu doon lu ma gëm parce que ndénkaane waajur la. ndénkaane waajur la mais est-ce que tey jii yaakaaroon ni doomu Rosso yi ngeen doon cadre Rosso yi ngeen xam ni tey jii bari na ko Rosso tey jii suñuy natt cadre Rosso ci biir Mauritanie kenn du leen ci ëppale te Rosso fa la lépp doore mën naa ko wax ndax école yu gën a mag ci école yi lycée yu jëkk ci lycée yi ñi daan jógee Boggé di jógee Kayit di jógee Céliba bi di ñëw di jàng ci Rosso lan daan jànge di jóge ci yeneen partie réew mi di dem foofu di jàng ji mais tey jii Rosso mooy capitale bi gën a
tilim ngeen jéggal ma ko ci kàddu yi mooy capital bi gën a maanaam néew doole ci biir réewum tey jii Mauritanie tey jii te dafay dugg ci am ci koppar dafa doy waar des fois nag suñu waxee ñu ni nguur mais man dama jàpp ni du nguur ndax doomu Rosso seen bopp ñoom ñoo wëlbatiku seen jëkk tey jii ça te fait quoi aujourd'hui? Très mal. Ça me fait très mal, Babacar, pour être très honnête. Lu ma metti la lool li ma gën a metti it mooy sant bi nga nu santale dëkk bu xaw a tilim te ku sa néeg tilim yaa ko tilimal sunu dëkk su tilimee nun la suñu amoon un minimum d'organisation peut-être que ni du ma toog plateau nga waxuma wax boobu te neexuma waaye nag dëgg moom mënta neex ci nopp. Babacar man tey damay joxe tout le temps benn exemple benn référence pour man nun ñoo ëpp boggee ay cadre nun ñoo ëpp boggee possibilité yu bari mais tey Babacar soo duggee Rosso dugg boggee yàlla ak une yàlla grande différence. Rosso mën nga wàññi junni kër yoo xam ni seen ay cadre ñoo ko fa def meublé ko tëj ko nun sunuy cadre et je parle en parfaite connaissance de cause hôtelier la nun sunuy cadre suñu ñëwee hôtelier Hôtel ni la ñuy xëccoo dëkk. muy lu ma metti lool te soo gestoo tuuti yàgg nañu toog réunion mën leen du yoon jaay nañ sunu kër baay yépp mujjee ay néegu hôtel c'est une insulte pour Rosso la te metti na ma lool mënuma ci dara nag parce que li may wax doxandéem laa bu nu yaatal rek waaye nag doxandéem su la yaatalee ci dëkk lay taaral dëkk bi di taaru dëkk bi da nga ci war a wax sabab lu ci loolu moom wax dëgg yàlla Babacar metti na lool problème mu tilimaay bi dëgg la Babacar Rosso tilim na waaye aussi kër su setee yaay ba ak baay ba la kan mooy yaay jeeg baay ji? l'État et vous pensez que ni l'État aussi tamit que ni defu fa dara? je ne dis pas que ni defu fa dara waaye kaddir soo ci sóoree liibar yekk ko soo ci sóoree fukki kilo yekk ko dama jàpp ni lan nu war a sóoral kenn sóoralaguñu ko te pourtant seen ay doom yi ñoo nekk tey jii ci nguur gi. waa mais xam di nga yaataa yumbe comme ni nga ko waxee benn poqo sax kenn si ñoom amu ko fa. waa mais xam nga loolu yaa wax ni yow sa wàll bopp yaa wax ni insulte la. kon defe naa ni kon balaa ñuy wax waxu état na doomu Rosso si wàllu boppam def fa dara. waaw xam nga Babacar doom bu baax day yokk baay waaye cëru baay tànk mi ngi koy mën kenn du ko wàcc dëgg la samay doomu ndey samay doomu baay samay mag samay rakk seen loxo biir Rosso des na torop sax Babacar des na torop waaye nag kër baay soo amagul fa ngay dëkk comme sunuy doom yi peut-être que ni lanu waroon a def te nu waroon ci taxaw dëgg-dëgg defuñu ko taxul baay sànni njaboot dama jàpp ni sunu réew sunu état sunu administration centrale bari nañu ay projet yoo xam ni sunu ci gestu woon tuuti rek dana soppi xar-xaru kanamu Rosso du xas nag. mais tey jii pont ba fa am. ñu ko fay dabax am na lu bëri loo xam ni ci wàllu koom-koom mën na fa dugal. am na tey jii ay projet yoo xam ni ci wàllu mbay mi tey jii opérateur économique nga yaa ngi ci tey jii ñoo ngi koy xëpp foofu di ko fa def vous pensez que loolu def c'est insuffisant wala yow da nga ko gisul. Babacar man pont bi beneen vision laa ci am. mooy ban. elle sera catastrophique pour la ville de Rosso. ci naka. dinaa ci yegg dinaa la ko wax Babacar tey soo jëlee téeméeri kaddir biir Rosso juróom-ñett fukk ak juróom ya la fay jugee lan fay def bag lay jugee bag amatul client bi doo ñëw jox doomu Rosso ñaar téeméer wala junni mu defal ko formalité su ñëwee day jàll ka daan toogatul ña daan jaay ataaya di jaay sandwich di jaay leneen ak leneen buntu bag amatul ka daan jël gaalam amatul borom puus-puus bi amatul le pont peut avoir des retombées économiques je ne suis pas contre mais pour ñi nga xam ni ay néew doole lañu dana metti lool ci ñoom et jamonoy Sidi Diarra et je le prends en témoin def nañ réunion mairie il y avait une Ivoirienne qui était chef de la direction de la BAD bi may intervenir daf ma ni li nga wax lu jar a bàyyi xel la ma ni ko nun amuñu emploi bi nu am mooy buntu bag
te man tuddeewuma ko buntu bag buntu teraanga laa ko tuddee parce que soo yeewoo sa kër xëy dem fa balaa ngoon yàlla dana la may loo def ci sa kàddir léegi bunt boobu suñ ko tëjee te ay mesures d'accompagnement yoo xam ni dañ koy xalaat bu sell indi ko dana metti lool. yaakaaroon ni nguur gi ci boppam daanu bàyyi xel loolu ngir mën a fexe comme ni nga ko waxee mesure d'accompagnement yooyu ñu amal ko bañ ko tëj définitivement parce que ni nga ko waxee dëgg la suñu ko tëjee moom dafay nekk loo xam ne lu catastrophe lay doon. Babacar sama gént laa la mën a firi géntu nguur gi mënuma ko firi bien vrai que ni am naa ni yaakaar que ni yitte ak soxla réew mi moo leen soxal gëm naa ko quelle que soit ma position actuelle gëm naa ni seenub yéene ak seenub xalaat mooy woyafal yen bi ci bépp Mauritanien te yàlla na ko yàlla def. mais justement ci port bag boobu sax laata sax pont bi di jeex ñuy koy wax ni jeex na mais port bag boobu lan la apporté tey ji ci doomu Rosso yi ak Rosso moom ci boppam la mu fay dugg ci xaalis dafa jéggi dayoo duggul fenn ci réew mi su weesoo Nouadhibou xëy na alors tey jii lan la jariñ réew mi tey jii yaa ngi sànq tudd monsieur le maire Bamba Ould-Darmane de passage ñu koy nuyu mais fu mu mel ni dafa mel na Bamba ci boppam moom en tant que maire waa Rosso yi doon ko mere lool parce que lan doon xaar ci moom lan doon séntu ci moom gisuñu ko ci moom. waa laaj nga ma lu ma sawla laaj parce que man buntu bag dama fa cheminer dama fa jaar ci porteuru bagage defar carte formalité ba tey ma nekk fa transitaire am sama agrément kon laaj nga buntu bag nee naa la mooy buntu teraanga Rosso mën nga xëy amoo dara looy def xamoo benn métier nga xëy ñëw taxaw buntu bag tasek Babacar naa mu yore otoom di dem nga jël carte grise am jël kii daw defal ko formalité am gunge ko ba mu yéeg bag bi mu yëkkati ñetti junni jox la ko ñetti junni biir waalo añ la ak reer kon Babacar jox na la añ ak reer ma xaw a sursauté tuuti ci Bamba xam nga Babacar moi je ne suis pas l'avocat de Bamba j'ai élu Bamba parce que j'ai bâti campagne et j'ai voté naa ko. On vous a obligé d'élire Bamba. Mais une obligation qui m'a fait plaisir parce que c'est cër la bu ma jox sama waajur bu jigéen. D'accord kon awma lu ma ciy rëccu mais dama bëgg Babacar nit ñi xam ne te yàlla xam na ni défendre ma ko mi ngi def lu mu mën damay delluwaat ci nguur ñun suñu joxoon benn indépendance suñ ko joxee kii di Néma wala Nouadhibou xar kanamu Rosso soppeeku. mais pourtant c'est un cadre incontournable de nguur boobu ngay wax de l'État alors pourquoi tey jii moom ci wàllu boppam dafa tëlee ci am approche ak nguur gi pour ñu mën ko jàppale wala lan moo indi problème boobu parce que man mënuma comprendre ña fa nekkoon ci opposition jël mairie Rosso tey jii doomu Rosso yi ñooy wax du Babacar Naam doomu Rosso yi ñooy wax que ni la fa ña fa nekkoon def moom defu ko. kooku seen gis-gis la te dama leen koy nangul mais man gëm naa ni li mu mettre en place su sottee parce que nag sotti yàllaa ko yor dana soppi lu bari ba loolu benn la bi ci des tey luñ ko mën a wax mën nañ ko seedeel ni weer bi dana ci def ñaar fan ak ñett biir Rosso mi ngi biroom ku ñëw jot ko loolu amuñu ko woon avant mais damay delluwaat di ñaax di ñaan te lii may wax sama nguuru mag bi weesu bokk na ci ñi am responsabilité wu peut-être dellu gannaaw Rosso du nguur gi rek tey parce que de 1960 à nos jours ñi fi jaar ñëpp am na lu ñu waroon a mën a apporter suñu dëkk man du ma wax tey rek tey peut-être ñoom la fi yàlla teg ci ñoom lañ koy séntu mais ñi fi nekkoon démb it amoon nañ ci wàll ci lajj bu bari bi nga xam ne Rosso lajj na ko te di delluwaat Babacar di ñaxtu que ni dëgg la état comme li ma ko wax mais su doomaanu Rosso bu ne bi amoon moyen tabaxoon këram mu rafet su mbedd yi tilimee it xar-xaru kanamu dëkk bi dana soppi. mais pourtant doomu Rosso yooyu ngay wax ni suñu ko amoon doomu Rosso yooyu tey jii ñooy tabax ay château fii ci biir capitale bi bàyyi Rosso suñu ñëwee comme ni nga ko waxee ci biir hôtel la ñuy dëkk seen kër wala ña cay ñëw tamit dañuy ñëw am na ñoo xam ne sax ak de maanaam ay mbir yu leer laay wax nii te suñu ma waxoon ne ma foo ko jëlee ma wax leen fu ma ko jëlee des sources sûres que am na ñoo xam ne daanu ñëw Rosso dugg biir Rosso ba jénn Rosso seen kër maam wala seen kër baay duñ fa dugg hôtel la ñuy daal suñu paree jëlaat seen oto jénnaat loolu je pense que ni
vous devez mettre fin à ça ngeen toog waxtaan pour au moins que ngeen dimbale tey ji xale yi tuuti yi les mouvements associatifs là ñoom ñooy taxaw tey jii pour defar Rosso gis nañ fi ay jamono armères yoo xam ni miir dafa daanu armères yooyu miir yi daanu woon xaj yi ñoo ciy dugg nag yi ciy dugg des fois mbaam yi dugg ci xaj yi dugg ci des fois nga gis fa ay bàyyi ma di fa dee mu nekk gàcce Rosso doomu Rosso yi ñoo jógoon dugal seen loxo pour mën a taxawal loolu est-ce que loolu tamit du gàcce tey jii ci koo xam ni ñaari cadre xëy na suñu taje woon seen doole daanu mën a taxawal loolu. non Babacar pour man du gàcce parce que bàyyi lu mu am lu mu bari le doom su amee war na jël fukki dërëm teg ci million wu bàyyi du ci feeñ waaye waree fam la doomaanu Rosso yi dañ leen di delloo njukkal parce que yàlla rek a mot lépp li nu def xam naa ci bu baax parce que maa ngi woon ci biir seen wareef la li la war mag mën ko wala papa mën ko taxul mu wàcc la seen wareef la nu leen ciy delloo di leen ciy gërëm mais Babacar metti na tey metti na lool ngay gis certains cadres comme ni nga wax ñu dëkk ci dëkkuwaay yu taaru fii suñu ñëwee Rosso su hôtel yi feesee duñu fanaan Rosso. baadee lu ñuy fanaan. wala 10 yàlla kilomètres xam na ko am na ñuy dem ba Tigin. waaw lii ma wax lu ma xam la. non lu am la lu am am na ñoo xam ne dañuy ñëw dëkk bi xat. lu am la. ñu dem fanaani Tigin ci hôtel yi le matin 6 heures du matin del si waat man pour man loolu ku koy def waroo laaj cër sa kër baay. kooku du gàcce. mooy dama ne ni kooku ku koy def. waroo laaj cër biir Rosso parce que respecté woo waa Rosso. soo amul nag amoo waaye su doon benn néegu 10 mètres carrés war nga ko mën tabax tëj ko soo ñëwee nekk. mais sur ce point sax laay sauté ñu dugg nag ci foofu parce que loolu indi na leneen aussi tamit ci beneen fànn bi muy maanaam fànn politique. parce que tey jii suñu waxee politique à Rosso les Rossois sont tellement intelligents politiquement mais Rosso mënuñu ànd ci politique. et surtout nag la majorité présidentielle ñi ànd ak nguur gi tey jii UPR tey jii bu Rosso tey jii moom féewaloo la kenn ku nekk yaa ngi revendiquer man maay leadership bi man maay patron bi. su tey jii Islim jógee taxawal benn mouvement wala taxawal benn mbir pour boole doomu Rosso yi am ñu koy ŋàññi am ñu koy xarab lan moo waral tax yéen doomu Rosso yi mun leen ànd. mënuñu ànd parce que déjà sax man dama jàpp ni ay doomu Rosso lañu pour wax dëgg parce que doom soo ko yaree ci kër ba mu màgg mën delluwaatul ci kër ga delloo fa njukkal bokk fa. tout à fait. yàlla rek moo tax may wax. non c'est vrai xam naa ni nag jirim laa bu nu yar rek waaye jirim buy wax dëgg la. parce que wax dëgg yàlla. ñoom ñoo ma yaatal seen biir. Babacar gis nga damay delluwaat tuuti. sunu élection municipale yi nu Sidi Diarra gagné dañ doon reproché sunuy candidat kan dëkku nu Rosso amul fay kër te mu doon dëggit ma dellu tuuti ci Bamba nit ñi bëgg ko bañ ko bëggaa moo nekk Rosso moo fa nekk parce que mu nga fa dëkk toog na fa nekk na fa lan ko doon reproché ba jëlul mairie ba tabax na këram mi ngi toog biir këram weer bi dana ci def 2-3 semaines yoo xam ne mi ngi biir Rosso mais ñeneen ñi noonu ko def mais man Babacar mënoo toog ba am sab soxla ñëw dox ci man mbokk su sa loxo jeexee nga dem loolu moo war a jeex Rosso te lan mooy solution bi. solution bi mooy vote sanction. kese amul leneen soo soxlaa ñëw ci man ma xañ la sab soxla soo ma laajee lu tax mën la tey laa la gis su ëllëgee soo amee soxla da nga doxaat mbokk balaa soxla bi di ñëw loolu rek la Babacar l'électeur est en position de force ci lépp ku def lu baax ñu teral la ku def lu bon ñu sanctionné la loolu rek la loolu te je pense que ni waa Rosso ñu ngi ciy réfléchir Babacar man li ma gën a metti balaa nga xam ni doomu Rosso yu bari am na oto yu rafet président ñëw fa ñëw yu dawal seen oto rafet xoggaliku dugg ci dëkk bi suñu amoon ku dee depuis 10 ans arrivé président lañ ci profité ñëw njaal ko pour wane ne ñëw nanu mais njaal su weesoo ñetti fan dootul njaal. mais lu tax politique boobu di wëy ci réewu Mauritanie parce que gis nañu président yi nga xam ne ñoom ñoo fi succédé yëpp loolu dañ koy faral di gis le président Aziz bu mu ñëwee dafa wax ni loolu dafay dakk mu commencé ko mais à un moment donné dafa xamoon ne duñu damm loxoom loolu reprendre su président déplacé wu ñëppay jóg
dem di xat-xatloo des fois borom kër yi nga xam ne ñoo nekk Rosso sax dañuy jënd seen kër bàyyi gani est-ce que yaakaar nga ni loolu du doon loo xam ne tey ji responsabilité nguur la moo mën a dagg loolu pour une fois pour toutes ñu mën a fexe ba ñi mën a delloo seen xel ci doxalin bokk. Babacar dindi ko dana jafe lool parce que nos anciens présidents notre président actuel c'est des hommes politiques ils ont besoin d'une base politique dañuy soxla mbooloo buy nekk seen gannaaw nit ñi ku ci ñëw su amee visite officielle wala dara lu xew biir dëkk ba dana ñëw tuur li muy tuur nit ñi nag la muy tuur danañ ko jël mi ñu dofatuñu Babacar Rosso yàlla def na ni tey 65% de l'électorat aujourd'hui à Rosso c'est des jeunes de 20 à 25 ans. te ñu am fulla seen bopp la. bu baax a baax ma leen ciy féliciter di leen ci remercier au passage. parce que jeunes yi ñi ngi liggéey boo xam ni ku ci am kaddir te góorgóorlu ci sa kaddir safara bi dana ko lakk xooñ rek ngay yegg te kenn du ko lekk. mais lan moo tax Ismaïla Laha moment bi nga xamee ni sa mag moo nekk ci bopp nguur gi. nga daw complètement médias yi daw lu jëm ci wàllu politique bi nangoo feeñ ci dara stratégie la woon lan moo waral tax nga positionné woon loolu. da mënoon def comme ñu bëri di def. waaw loolu Babacar naa ko nit ma ciy sant yàlla parce que nguuru yàlla rek moo dul jeex sama mag féete na ma fu ne defal na ma lu ne ma ko ci remercier au passage. di seedeel askan bi ma bokk ma boole ci sama bopp muy lakk bi may lakk que ni sama mag wàccoon ak man mais Babacar nit da ngay bàyyi xel ëllëg sa mag su fi nekkee wala nga nekk fi yaakaar ni yaa moom lépp bis bu demee rek nga dese gàcce man maa ngi sant yàlla sama mag def na fi fukki at ak ñeent wala fukki at ak ñett mosuma toog ak doomu aadama wax ko mosuma toog ak doomu aadama wan ko man wala kattan loolu moo yombal sama nekkinu tey Rosso parce que nguuru yàlla rek a dul jeex Babacar nguuru yàlla rek a dul jeex donc nit ki lépp lu la yàlla may bàyyil xel ni bis mi ngi ñëw dana ko jël su ko jëlul ci bi ngay dund da nga génn àddina mu jël ko ca jëf ju baax ji nga doon seq nit ki rek la ñuy fàttaliku du lay ñaanal. ci wàllu politique lan mooy solution tey jii Rosso parce que man damay à chaque fois dama koy wax les hommes politiques amul cadre politique bu toogul ci plateau bi bu doomu Rosso mais à chaque fois su ma leen koy wax dama leen wax ne da ngeen am problème mu leadership te am na tey jii ay cadres yu fi nekk je ne fais pas la promotion de personne mais si je prends le cas de Samba Thiam c'est un homme valable tey jii crédible pour mën a jiite tey jii ñu bari ci Rosso si je prends le cas de Bamadine je peux le dire c'est un cadre boo xam ni valable boo xam ni peut-être que su deful consensus tamit que la ca bare jox nañ ko cër ndax maturité am ak responsabilité am. ak yaroom ak diineem. alors lu waral tax tey jii doomu Rosso mënuñu tey jii samp kenn mu doon ko xam ni bant lay doon bu nu samp bu dëgër këj boo xam ni lu mu wax ànd ci ak ña nga xam ni ñoom la war a àndal pour Rosso mën si jénn parce que dëkk yu bëri daf koy am ba mu des Rosso. je pense que ni mooy li ñuy wax rek. dañuy delluwaat ci li ma la doon wax rek cër biir kër baay kenn du la ko jox yaa koy moom jël ko ñi nga tudd samay mag la ñu kenn ki sama nijaayu doom la di sama mag di sama kilifa ma jox ko cër lool invité nga ko nga laaj ma ko mën la am na loo xam ni kenn du ko wax nit kaay xeex kenn du ko wax nit parce que xamoo fu dëgëreem toll. voilà mais xam naa ni c'est un appel solennel bu may lancé fii ci plateau bi mooy Rosso jooy na ñàkk yitte yi ay doomam wala yenn ci ay doomam am ci moom te rangooñ yooyu jot na ñu fomp ko jot na Babacar Rosso mérité wul situation bii mu nekk tey Babacar Rosso jigéen bu taaru la sang ko rek moo des te ku màggat say doom sang la. L'ancien sénateur président du Sénat Mohsen temps yële ci gannaaw
coow li bare woon na trop am na mouvement bu taxawoon di dox jàmm ngir ni duñu bëgg dajale doomu Rosso yëpp ci benn yoon ngir ñu mën a fexe ba dem ci l'essentiel loolu mouvement boobu dégg nga ko certainement nan nga ko dundee yow. mënuma ci wax dara parce que kenn associé wu ma ci. kenn boolewula ci. kenn boolewuma ci donc te dama am benn yar boo xam ne lu ma boolewul du ma ci wax dégg naa ko ma koy rafetlu fa laa mën a yem parce que lanu togg lanu sóor ceebu jën la yàpp la yaasa la xaw ma ko kon mën mu ci sori mais daal dégg naa loolu ma doon ko rafetlu nag waaye nag fa laa yem parce que xaw ma ci dara. mais ñu dellu si waat ci wàllu tàggat yaram balaa ñu dem ci deuxième partie émission bi lan moo war a tax Rosso tey jii ci wàllu sport Rosso des 8 te mënutul jóg te am nag ñoo xam ni mën nañ ko taxawal ci wàllu basket bi su ma la cité c'est pas parce que yaa ngi toog ci plateau bi mais yaa fay def la ca taxaw mais su demee ci wàllu football moom ça passe à côté complètement parce que équipe la boo xam ni toog na ñaata at demul première division tey jii am na équipe bu fa nekk première division mais kenn du leen gis kenn du leen dégg te Rosso nekkoon maanaam vitrine football Mauritanie. Babacar li nga wax naa ci sawar Babacar sport bi man dama ci xaw a fës rek waaye du man parce que tey soo jëlee basket bi wax dëgg rek neex yàlla. ku mel ne Cheikh Lamine Sidibé mi ngi ciy def loolu ak loolu ci temps ci xaalisam. ci léppam au niveau du football ku mel ne Souleymane Ould Brahim mi ngi ciy def lu mu mën mais Babacar mbanam xew benn loxo du ko togg. waaw loolu lu war la moom. mënul nekk. ku woote xew. sóor libre. da nga bëgg ña la wuy si bañ a lekk. Babacar équipe Rosso muy basket muy football kenn moomu ko ñëpp a ko moom. man daaw équipe bu basket bi jël naa fi initiative woo samay am di jàmm ñu jàpp ci Moussa Diop woo noonu nu ni ko da ngay parrainer benn journée mun ma wallaahi ma pare ci journée boobu ma woo Omar Gueye pardon ma woo Omar Gueye mu parrainer benn journée ñu woo Zakaria mu parrainer benn journée nous woo notre jeune frère le conseiller du ministre des sports chez Banilo mu parrainé benn journée dañ leen ci forcé suñu amoon ñaar fukk ñu mel noonu peut-être que ni yu bëri dana woyof ci nun tey Rosso amul basket tey football équipe bu nekk biir Mauritanie te ña fa gën a ràññeeku duñu ay doomaanu Rosso pourtant day ça qui fait mal ay miette lañ leen di jox yalwaan lañ leen di jox fenn da ngay ñëw ak suñu lay jox juróom benn fukki junni ñaata cadre Babacar la ñu am yu dëkk Rosso yoo xam ni kenn ku ne ci ñoom mën nga parrainer benn joueur jël salaire am en charge nga koy fay. mu toog biir Rosso. 50 000 ouguiya par mois. muy 60 000 ouguiya sur 12 mois. mu toog biir Rosso ajjuma bu ne say doom dem terrain yuuxu kontaan Rosso nekk ci kanam. et sport publicité la Rosso mi ngi gaañ ñun daaw basket bi man dama mujj. wallaay dama daan jooy bi ñu demee boggee mobilisation bi am li am nu ñëw da ngay sentir ni am na loo xam ni suñ ko defaree ba mu rafet mën na boole nit ñi mais malheureusement ku xalaatul sa bopp fa nga dëkk doo xalaat bëgg-bëggu ñeneen. doo xalaat feneen malheureusement là c'est clair léegi nag dañuy dugg ci deuxième phase u émission bi nag xam naa ni nag dana tey daa wax lu bare wala tamit dana la jaaxal lu bare dana la si jaaxal mais dama bëgg nga jël Kleenex boobu ma la jox bëgguma nag ñu mere ma waaye tey jii tey la parce que daf ma dawul lu toll ci juróom-ñaari at moo tax ma jàpp ko tey comme dama ko jàpp tey jii nag il faut que man ak moom ñu jàkkaarloo bon dem nañu seeti kenn koo xam ni ku sore la ci yow nee na yaay baayam nee na yaay waajuram yaay yaayam nee na yaay léppam référence nga ci moom ñu ànd ak waa régie ànd ak Sinia Abdoulahi Adahi à la régie ñu jox nu sunu premier élément premier témoignage si Slim Oulaha. di rafetlu aussi émission bi parce que dama koy seetaan c'est l'une des rares émissions nga xamante ni dama ci jàpp bu baax di koy seetaan parce que ñu génnee lépp lu am solo la
parce que day def tour réew mi di seet ñu am un rôle important bu ñu joué ñu koy génne te loolu am solo la su may wax ci islam nag dëgg-dëgg wax bi du jeex non seulement sama mag la sama kilifa la mais mooy sama lépp aussi sama xarit la li ma xam ci moom vraiment c'est une question assez délicate mais li ma xam ci moom rek lu rafet la jàngal na ma yar na ma teg ci tuddee ma doomam maanaam mënu ma ci wax dara lu ma ci wax rek da am naa lu des lu bëri dana des li ma xam ci moom mooy ku bëri yërmande la lu muy dunde ak waajuram vraiment c'est l'idéal li ma gis mooy l'idéal islam su tukkee bala muy tukki jaar ci waajur ji su ñëwee avant muy dem këram mu jaar ci waajur ji chaque jour mu woote islam li ma xam ci moom dëgg-dëgg lu rafet la c'est un modèle bu nga xamante ni te li ma lay wax sax day raw loolu parce que dem naa ba dem fi Gambie mu toog di waxtaan mën leen man rakku Islim la ñun ma Tislim Rosso ñu mën leen Tislim Rosso te dëgg-dëgg ba mu ko fa waxee j'ai senti une certaine existence puisque li mu fa wàcc yëpp traces yi mu fa wàcc des traces très positives ñëpp ñu ko xam ñu ma mus a dajal ci biir réew mi ci bitim réew dëgg-dëgg Islim de wàcc na fa ay traces yu baax ay traces yu nga xamante ni ñëpp on en a profité Islim daal gërëm ko rek ñaanal ko yàlla wërgu yaram mu jëm kanam incha allah jërëjëf sëñ bi mun Wodaan la sosoo xam nga Wodaan dafa xaw sori ça fait au moins 700 kilomètres de Rosso su Islim toogee Rosso ñëpp di koy sant di koy gërëm def ko doomu Rosso loolu mbégte bu mag la ci noonu vraiment mbégte la ci noonu donc léegi on se considère tous des Rossois dans tous les cas nous sommes des Mauritaniens donc fépp la soso gànnaar mais nag li Islim def Rosso lu am solo la pour ñun ñëpp yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla fay waa Rosso ñu nga xamante ni def nañ Tislim def nañ Islim seen doom nous sommes devenus des Rossois à travers Islim à travers la présence des Islam à Rosso. saay nga tuddee ko sa doom ku la tuddee doom desalu la dara. Babacar ça c'est mon jeune frère ñu am na ay rak mais c'est mon jeune frère et di koy remercier au passage ci honnêteté ak reconnaissance ak delloo njukkal bu mu delloo waa Rosso ça me va droit au cœur personnellement kii sama rak la c'est pas pour rien que mu tuddee ko magul ci samay frères am na ñu ko mag mais ce n'est pas pour rien que je lui ai donné de mon fils c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité beaucoup de qualité moo koy nawloo li mu wax ci man yëpp ci moom la nekk. très bien mais di sant yàlla. très bien ñu dem ci deuxième élément bi kii nag nee na soo meree ba mer soo egsee rek am na point bu muy laal rek da ngay wàcc. ñu dem seeti sunu deuxième élément nee na complice am la ñu dem dellu soit ci plateau bi. may neex parce que sama papa non seulement c'est un grand homme c'est un bon papa c'est un grand frère pour man xarit la papa la mag la donc confident la donc c'est un grand homme ñaari côté yëpp foo lamb daj ko donc fierté la je suis fière de mon papa tey parce que xam naa ni sur tous les points foo ko fekk mi ngi defal nit il a le cœur sur la main, il a un grand cœur, un cœur en or, donc c'est tout à fait normal. C'est un grand homme, comme je l'ai dit. Papa bu meree tudd rek ni ma kay wokk sama bopp waxtaan rek meram bëriwul moom li muy reetaan moo ëpp bu meree moom xanaa nga bàyyi ko mu dal tuuti ñëw waxtaan mu neex rek mu siiñ bàyyi mu sedd. lan nga koy ñaanal en tant que tey ji doom. gudd fan. wérle dund ba fekkee suñuy njëriñ ak suñu njëriñu njaboot incha allah voilà yokk rek
fekk la film boobu mu doon nettali soo meree rek sa bopp lay wokk ma ñëw fekk la même scène boobu mu nekk loo xam ni lu extraordinaire la doom bu jigéen xaritam baayam la. Ça c'est ma copine. C'est ma copine Babacar. Boubou c'est ma copine. Je peux pas. foofu nga mën yem. Je veux pas rentrer dans les détails. Je veux pas rentrer dans les détails. Voilà donc ñu dem ak sunu troisième élément de l'émission Xeltu kii nag da nga ni moo def lépp ci yow wala jaar na fu bare ak yow xam naa ni doo ko mas a xalaat parce que ki ka xam-xam ni c'est pas un homme public ñu dem seeti kan la ñuy proposer suñu troisième élément sunu invité. asalaamaaleykum Babacar maa ngi lay nuyu di la sant bu baax di nuyu toute la famille di laajte sa santé di nuyu mbokk yi di nuyu si njaboot vraiment di kontaan yow trop choix yi slim je crois que c'est pas fortuit. C'est un choix extraordinaire xale bi depuis bu ma ko xamee yar laa ko xam tabe baax di daw mosul dawal boppam ñeneen rek lay dawal lu mu am ñeneen a ko moom surtout ñu ñëw doole donc ku bëgg réewam ak foofu mu juddoo muy Rosso foo waxi Islim te Rosso nu mu daje daañ la seedeel lu baax ci moom man maa la ko wax su naqadee Islim nga su neexee Islim nga foofu jeunesse bi gaa waxuma seen wax gaa jeunesse bi mu nekk Rosso mu nekk Nouakchott mu nekk partout ku ci am jafe-jafe Islim moo koy réglé vraiment su ma doon wax ci moom xam naa mën naa def ci moom livre te du jeex ci baaxaayam dafa am yar am teggin julliti ma ne la fu mu neex ma nga fa fu mu naqadi ma nga fa mu nekk Rosso mu nekk Bogi mu nekk Kaydi mu nekk ci àll bi daa fa gis système dina fa taxaw te dana ci def loxoom nu mu ware vraiment choix am bi pour seen émission bi ce n'est pas fortuit c'est extraordinaire te mérité na ko bu baax man je n'ai pas l'habitude de parler des gens mais moom dama ko xam bu baax te dama ko fonk bu baax pourquoi ci jëfam ci comportement am vraiment Yatim Babacar maa ngi lay gërëm de l'avoir choisi juumuloo lu mu wax li man defal naa ko defaluma ko dara moom moo defar boppam moom moo baax boppam kooku moom ñëpp ka seedeel ma ne def mu nekk wolof mu nekk tukuleur mu nekk naar mu nekk n'importe qui surtout nag ñu ñeew doole loolu moo ma ci gën neex voilà Babacar maa ngi lay gërëm di la sant di la ko dénk bu baax di la wax ni vraiment ton choix moi je le salue à sa juste valeur merci beaucoup maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant bu baax jërëjëf. Babacar kii c'est pas un ami ce n'est pas un frère c'est un père pour moi c'est un papa pour moi parce que gannaaw yàlla bokk na ci ñi nga xam ni pour man c'est des références waajur laa ko jàppe waajur la te waajur la mën a doon ci man parce que loolu la def ci man njaga damay ñaan yàlla nanu ko yàlla sàmmal parce que kuy bay ku ne ñaan nga yàlla am suuf bu nangu
te sama papa suuf bu nangu. très bien ñu dem si sunu dernier élément le dernier élément ñu tëj émission bi parce que ñu ngi wax ne émission bi jeex na ñu dem sunu dernier élément. waaw Babacar maa ngi kontaan trop di ñëwaat ci émission bi une deuxième fois maa ngi leen di nuyu bu baax di la gërëm di la sant yow en premier di sant aussi bu baax waa télévision bi donc su may wax si Yislim xanaa damay résumer rek donc Yislim sama borom kër la ñu ngi ànd am na léegi 20 fukki at ak ñaar bientôt donc ma nekk ku baax ku yaatu ku am yërmande ku bëgg ay doomam ku bëgg jabaram ku bëgg famem koo xam ni il est prêt à tout pour famem en général waxuma rek ay doomam ak man ak lépp lu nu wër aussi mu nekk nag nit ku am sutura ku yaatu koo xam ni lu muy defante kii mën nga ko sax bañ a yëg donc dana bëri lu baax lu muy def loo xam ni peut-être que man sax duma ko yëg après la ko nit yi di wax wala après la ma nit woo ne ma Yislim de defal ne ma lii wala lii wak lii donc Yislim su may wax si moom du ma jeexal parce que vraiment jëkkër la mais aussi xarit la aussi mag la aussi parce que foofu yëpp dafa ma fay féete su desee rek pour mu nekk sama mag dafay nekk sama mag ba mu jeex su waree nekk borom kër aussi ku mën këram la buggul njabootam xiif buggul njabootam mar man bi buggul ma jikkati dara ci këram donc lu ma jooytu rek balaa sama rangoñ di fer moom mu fompal ma ko fiir non fiir xëy na si beneen côté rek mais du côté boobu parce que aussi ku nekk da ngay ñaan yàlla nga am jëkkër bu baax buy def lu baax et puis côté boobu aussi dam ko si naw bu baax parce que aussi nit buy def lu baax doo ko tere doo ko xañ au contraire da nga koy encourager muy gën a def lu baax li muy def dam si kontaan trop. xaw ma de man de bugguma ko te moom lu ma bugg ko xaw ma nag Yislim bañul dara taalibe la bañul dara mais bëgg na trop ceebu jën ceebu jën moom bëgg na ko ak dëxin. kii su ma amee sañ-sañu ni du soxna yaay la loolu laa lay wax parce que lépp moo ko liggéey lépp moo ko def lépp ci biiwam ci màndoom ci setam moo ko waral damay ñaan yal na ko yàlla sàmm yal na ma ko yàlla bàyyee lu yàq sama diggante ak moom yal na ma ci yàlla musal loolu lay ñaan yàlla di ñaan ñëpp ñu ñaanal ma ko it. très bien lan ngay tàggoo ci 30 secondes. Babacar di lay sant di lay gërëm di sant waa Rosso di leen di gërëm te di ñaan yàlla mi mën yàlla na nu yàlla xiir ci sunu dëkk loolu lay ñaan di lay wax ni vraiment merci beaucoup jërëjëf Babacar merci di la jottali nag nuyoo Jidati sa sœur sa xarit sa lépp bëggoon a def témoignage mais malheureusement c'était un peu tard di la joxaat aussi beneen nuyoo ak mais nag image yi moo xawul woon baaxul woon moo tax mun na koon jàlle muy Assane Fall depuis Saint-Louis di sa doom di sa xarit voilà di ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox daje incha allah ci beneen émission xeltu foofu lu ñu yem rek ndaxte temps bi tànc nañu di gërëm bu baax waa régie ci liggéey bu mucc ay bi nga xam ne ñoo ngi koy def di leen jox daje incha allah samedi prochain wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh